alxames bu ne ñett jëm ñeenti waxtu émission ñeel koom-koom valeur ajoutée maanaam yokk njariñ ngir ngeen mën a xam bu baax ak faram fàcce xew-xewu jamono ñeel koom Khady Fall Coulibaly jox na leen dox daje alxames bu ne ñett ba ñeenti waxtu ci yokk njariñ valeur ajoutée nu koom di doxee nu ñu koy natte alal njaay ak jënd diggante réew yi koom-koom ak mbooleem ñu mu soxal am nañu seen émission valeur ajoutée yokk njariñ alxames ñett ba ñeenti waxtu ak Khady Fall Coulibaly KFC ci RSI 92.5. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ku ci nekk ñi lay nuyu ci sa tur ak sa sant ji jéggalu nag ci émission bi nu mu yéexee du suñu coobare di wax rek tey dañuy waxtaane cryptomonnaie mooy koppar goo xam ne ci xarala yu yees yi lañ koy jaarale ngir waxtaane ko nag dañuy waxtaan rek ak Amadou Waly moom mooy administrateur bu cryptomonnaie monsieur Waly ñu ngi lay nuyu. waaw alhamdulilah cryptonique waaw administrateur de cryptonique. cryptonique waaw. waaw li ñuy wax rek mooy fii jotoon nañ ci jaar ñëwoon naa fi je pense période gàmmu gi la woon de. waaw mat na 3-4 mois xaw ma léegi. wala moo ëpp ko ndax gàmmu gi lee mu ñëw. waaw gis nga. waaw léegi voilà un peu. on avait parlé li ñu waxtaanee woon mooy crypto-monnaie. bon version française bi lañ defoon. madame si defoon na lu nekk pour ñu ñëw def version wolof bi. ci kàllaama wolof danañ góorgóorlu nag fexe ni ñu ko traduire ba ñi ñuy déglu ñu comprendre yaakaar naa ne dana mel incha allah. fan yi nag cryptomonnaie wala at yi sax ndax bu ñu seetloo depuis peut-être ay atum 2008. dañuy wax cryptomonnaie. pour ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu te xamuñu lan mooy cryptomonnaie lan nga leen di wax. waaw xam nga da nga wax xarala yu bees yi. xarala yu bees yi daf ci am lu bëri loo xam ne moom lay àndal cryptomonnaie ci la bokk li tubaab bi di wax technologie cryptomonnaie ci la bokk li ñuy wax intelligence artificielle ci la bokk li ñuy wax ay 6G tam ci la bokk robotique yooyu ngay dégg noonu ay biotechnologie loolu lépp ci la bokk dafa di loo xam ne bu yembee bu sottee li muy andil nit ñi mooy tey capacité de stockage par exemple bu fekkee da ngay dugal vidéo ci sa biir ordinateur wala di dugal télécharger ay son wala lu munte doon capacité de stockage bi ngay am dafay gën a bëri vitesse rapidité d'exécution bi aussi da ngay gis ci diir bi nga doon def pour télécharger yooyu léegi dafay gën a gaawal loolu boo ñëwee côté industrie da ngay gis ne nit ñi seen emploi yi dañ nekk di ko perdre machines yi di jël seen place mooy robot yi di jël place su nit ñi boo ñëwee côté technologie ci la am li ñuy woowee blockchain technologie soo ko déggee benn genre na la koy wootee bon réseau xam lu ñuy firee réseau ci wolof boo xam ne nit ñi nekk de part et d'autre du monde mooy ki toog Australie ki nekk Chine ki nekk Kenya ki nekk Bénin ñoom ñooy boole. maanaam ab mbootaay daal voilà ay mbootaay ku nekk day toog fa mu nekk jël téléphone am kii jël ordinateur am transaction yi nga xam ne ñooy am mooy jàllale information bi ak jàllale lu mënte doon loolu la ñuy jël données yooyu ku nekk da nga koy enregistrer ci sa outil bi nga yor. dem na ba tey ñu am machine yoo xam ne yu spécifique yu ñu defar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ordinateur yeeg téléphone simple yi yoo xam ne loolu mooy seen liggéey. comme supercalculateur. voilà yooyu lay demee. gis ngeen fan yi président góorgóorlu na ba ñu am nu mu tuddati ñu fexe suñu données yi nga xam ne booy wax souveraineté réew souveraineté numérique si la bokk tey dafa laaj say information say données nga mën ko yoral sa bopp saytu ko. sàmm ko ndax réew intelligence moo ko yor développement boo déggee rek intelligence moo ko yor souvent maanaam xam-xam soo demee ci réew yi chef d'état bi ci boppam mooy jiite li ñuy wooyee cellule yi toppatoo affaire intelligence lépp nag ressource bi mooy li nekk ci à la base mooy information la ñuy contrôler gestion d'information tey entreprise yi sax yi nga xam ne ñoo gën a mën a jaay li leen may doole mooy information yi ñuy jot ci nit ñi
moo tax tey nit ñi di leen moytu GAFAM yi ngay faral di wax ñooñu nit ñi ragal leen loolu la dañuy am information ci nit ñi di ko jaay entreprise yi ñu xam yow lan nga bëgg kañ nga ko bëgg noo ko bëggee ñu jëf profité si loolu noonu pour jaay la ay seen ay produits te bu ñuy wax compétitivité réew économique développement économique mbir mi ci loolu la nekk maîtriser information yooyu donc il faut que va falloir que état yi ñoom loolu ñu am conscience ñu comprendre loolu déjà léegi lii fi mu toll technologie bi réew mu nekk li mu laaj rek mooy nga am fit ak yitte gu kawe rek nga mën def ak jub parce que caay-caay gi lal administration bi souvent mooy tax ba du ñu bëgg yu mel ni ñu jëfandikoo ko ndax li ñuy waxtaanee tey bu demee ba yemb ba sotti danañ dem ba élection présidentielle mun nga toog sa kër à partir de blockchain xaw ma ndax dinañ ko def nañ ko nangu ku nekk di gis résultat yi di sotteeku sa téléphone ni muy ñëwee autorité bi koy publier dañ koy jox cër bi rek waaye ku nekk mën nga toog sa kër di xool affaire yi muy wàcc sa machine ku nekk di enregistré ndoo li nga xam ne mooy vote yi buñ ko nanguwee def ko déggoon nga coow gi États-Unis bi nu mu tuddati Donald Trump biñ ko daanee loolu daf am na laal na ci wàllu électronique parce que vote électronique yi la doon réfuter un peu di ko rejeter te loolu jamono fa leen jëm waaw mais li nga wax yëpp tuddoo ci ba tey koppar waaw koppar danaa ci ñëw ndax ñu wolof lu ma xam ci koppar mooy xànjar wala kayit yéen ngeen ne crypto-monnaie lan mooy crypto-monnaie waaw léegi yaa ngi recentré kii bi waxtaan bi di ko delloo ci li nga xam ne moo tax ñu ñëw tey mooy crypto-monnaie lii dama ko defoon pour tijji waxtaan bi crypto-monnaie wala xaalis tey soo koy waxtaanee da ngay tàmbale ci taarix wax nit ñi xaalis ca njëlbeen lan la woon bu ko defee dana la yóbbu nga wax nga tudd boroom xam-xam yu mel ne Aristote philosophe grec boobu noonu ñu ñëpp xam nañ ko moom dafa andi critères yoo xam ne ba tey ji kenn dàq ko mu ne lii boo ko gisee ci xaalis rek nangul ne xaalis bi baax na mun nañ ko jëfandikoo bon ci tubaab bon li mu wax réserve de valeur mooy loo xam ne tey boo liggéeyee nga ñaq baykat bi ñaq looy denc waaw foo xam ne boo demee nga def fa sa alal nga xam ne lii mooy représenté sama ñaq bi tey lii mooy li ko représenté mag ñi ci pot lañ ko daan def di ko suul voilà gis nga lu mel noonu bu la neexee nga jël xor bu la neexee loolu la neexee nga jël waaye moom loolu daal mooy réserve de valeur loo xam ne boo ko dénkee sa xaalis mu téyel la ko nga bàyyi ko foofu unité de compte mooy li lay dimbale nga mën a wàññi ne benn ñaar ñett ba am naa tey ñaar fukki junne wala téeméeri junne wala million wala milliard unité de compte loolu tamit boole na ko ci ak intermédiaire des échanges mooy li nga xam ne tey soo bëggee jënd dara mu dimbale la nga dem marché ba jënd kii dem ndugg kii dem jënd oto kii jëndi soble ku nekk xool li bi ku nekk sa bëgg-bëgg daal sa bëgg-bëgg nga am koppar goo donc ñett yii la Aristote wax waaye jamono jiñ toll jafe na nga gis xaalis boo xam ne dajale na critères yi lu jafe la bi nga xam ne nag li ñuy gën a gis mooy intermédiaire des échanges lan moo andi loolu dafa toog jamono li ñu xamoon mu am barkeel am valeur intrinsèque mooy barke bu ci yàlla dëxëñ muy wurus ñu toog jamono borom ñiy jiite réew yi teggi ko fi andi fi li nga xam ne mooy këyit ñu ne ñu xaalis la nangul ne xaalis la signal ne xaalis la confiance moo ko fi téye tere nag ñëpp ñu def leneen lu dul jëfandikoo xaalis bi réew yu mel ni États-Unis ci taarix tolloon nañ foo xam ne dañu woo waa dëkk ba yëpp ñu ne leen ñi yor wurus yëpp na ngeen ko andi fay ku ko andiwul ñu tëj la ñu nangu wurusu nit ñi jëndee ko prix bu leen neex xaw ma $35 xaw ma yu demee noonu après toog ay jamono woowaat leen ne di ko jaayat dolli prix bi dama fàtte kii bi mais niñ ko jënd dañ ko jëndee moo gën a tuuti toog ay jëmi jamono jaar leen ko lu gën a cher te dañ leen imposer ne ku nekk na ko andi sinon ñu andil la ay kii léegi li ñuy waxtaan danañ ci egg nit ñi dañu nekk yàlla di leen delloo le pouvoir communication gis nga ay jamono dinañ ko waxtaan ci kanam état rek mooy wax bu waxul micro moom état moo ko yoroon xam nañ ne RTS moo fi nekkoon di wax bu dul RTS amul fooy jëlee information boo ñëwee ci affaire communication Sonatel moo fi nekk monopole la loolu tamit loolu aussi dinañ ci wax ci kanam ay xeex moo tax ñu dem ba ñu may nit ñi tey nga mën a yow tamit saa yoo bëggee rek tijji sa micro nga wax mu dem fu la neex nit ñi loolu leen di yàlla jox dafa egg ci monnaie tey xaalis ñu bëri ñoo ko émettre kenn mënu ci dara États-Unis sax mënu ko xeex waxuma laa nag réew yu mel ne suñu bos yi
mooy li ñuy waxtaanee tey léegi xam nga réserve de valeur unité de compte ak intermédiaire de change yi ñuy wax ni dafa am leneen loo ciy dolli tey époque moderne bi. gis nga monnaie instrument de souveraineté monétaire la. dafa di loo xam ne tey day tax réew mi mën a taxaw siggi ne man tey bokk naa ci réew yi. am sañ-sañ am sañ-sañ. ak li nga xam ne instrument de politique économique la mooy da nga koy jëfandikoo pour sa économie lépp lu jëm ci xarala yaxantoog yu demee noonu nga mun ko booster mun ko amal. doxalin boo xam ne doole mais lii nga wax boo nee souveraineté monétaire ak politique économique. nekkul ci suñu réew yi UEMOA yi parce que suñu koppar France moo ñu ko yoroon. loolu moo tax ma dugal ci lii tey. pour yóbbu la yow sa bopp nga waxal ko sa bopp xam nga fi mu ne nii dama la wax loolu rek yow yaa andi réponse bi. loolu nag tey lañ soxla. te am nañ possibilité ak li ñuy waxtaanee tey jii crypto bi mën na libérer nit ñi. ci naka. dafay libérer nit ñi mais dinañ fa egg ci kanam tuuti xam nga taarix la ñuy wax. boo ñëwee ci wàllu les religions la xam nga keroog waxtaanee woon nañ tuuti. dinañ ci gaaw duñ fa taxaw lu bëri. 571. sama turandoo alayhi salaatu wasalaam moom bu fekkoon wurus bi baaxul du toog ñu koy dawal ci foofu mu koy xool parce que moom nangu na wurus bi daw te moom mooy koo xam ne yàlla daf ko ne lu normalul moom du xew ci kanamam moom. dëgg la buur yi sax ci àddina dafa la doon woo ne la defal lii nga war a def bàyyi lii ngay def ku ko deful ma fekk la foofu li ñu nekkee tey yeneen réew yi di jaay ku nekk doole bu fi nekkoon lu demee noonu. dafa lay woo ne la bàyyi li ngay def boo ko bàyyiwul ñu xool nu ñuy def ak yow mooy teg tëral lu jub donc gis na wurus bàyyi mu daw donc du ma ci dellu mais boo demee ci biir alxuraan dana bëri foo xam da nga xam ne wurus daal xaalis la bu ñu nangu ci lislaam. mais bu njëkk ba wurus sax la ñu daan wecceeku. moom la ñu doon wecceeku. xalif bi ka njëkk bi njëkk kii nag dafa doon gis en fait ñi wër fële Màkka ñoo doon nu mu tuddati defar or beeg yooyu moom mu bàyyi muy circuler mais xalif musulman bi njëkk nu mu tuddati defar pièce or di ko émettre moo ngi tudd Abdel Malik ibn Marwan ibn al-Hakam donc c'est un xalif umayyad moom moo ko defoon en 693 donc loolu ci taarix la donc côté chrétien yi je sais pas gës maa ngi ci gës peut-être dinaa xam après mais xamaguma lu ma ci wax mais leer na ma ne wurus daal ñëpp nangu woon nañ ko ba tey it nangu nañ ko waaw ba tey parce que boo xoolee banque yi refuge la valeur refuge la banque yi seen doole fi ñu koy nattee sax tey wala réew yi da ngay xool seen réserve d'or yi moom la ñuy nattee seen kii donc 1600 ñu avancé tuuti 1657 waxoon nañ ko aussi mënuñu waxtaan xaalis te waxuñu les banques centrales tey ñoom ñooy autorité yi nga xam ne centrale lañ di wooye parce que ñoom dañuy centraliser mooy dajal lépp ci seen kaw ñoom di wax ñoom ñooy dogal mbir yi nu muy demee ñoom bi ñu njëkk a créé banque bi njëkk mooy la banque de Stockholm 1657 waaw loolu boo ko waxee kuy déglu mu dee olof la dana xam li ngay wax 1657 Johan Palmstrach la tudd moom moo ko fondé waaye li ñu seetlu ci banque boobu bi ñu ko créé 1657 1661 rek donc ñaata at la après 4 ans. 4 ans après mu am une crise. banque bi daanu. waaw banque bi daanu. li ko andi du lenn lu dul xam nga dañ doon wér impression bi wala émission monnaie bi ci réserve d'or yi nga yor mooy dañuy xool li nga yor ci wurus. noonu nga koy def ci kayit wala ci. voilà. koppar voilà loolu gis nga soo ko xam nga dañuy wax tout ce qui est rare et précieux lépp lu nga xam ne dafa jafe wala bëriwul da ngay gis dafay njëkk li day seer dafay cher noonu la xaalis bi meloon ñoom dañuy xool li nga yor ci wurus ñu imprimer lu toll noonu ci monnaie circulée ko bu ko defee économie bi dafay am une certaine stabilité donc noonu lañ doon doxalee moom nag mu bëgg di émettre lu ëpp lu wurus bi ñu yoroon donc mu am li nga xam ne mooy banqueroute mooy mu am ay jafe-jafe daal. maanaam li ñu def ci këyit. waaw moo ëpp li nekk ca or. ci or. loolu day daal di nasaxal. valeur bi. mu looloo ko andi. léegi nag boo bàyyee banque boobu nga ñëw 1668 beneen banque bi la banque des états du royaume moom la ñuy woowee tey Riksbank mooy banque de Suède. boobu 1668 lañ ko créé. La banque d'Angleterre ñi tamit ci maamu banque yi la 1694 la banque de France 1800 ñoom tamit yàgg nañ lool ci affaire banque maintenant dafa am date boo xam ne aussi date bu
wala kii la jamono ju am importance ci taarixu doomu aadama ci boppam. mooy après xeex bi fi amoon. après deuxième guerre mondiale 1944. lan moo xew bi guerre bi di waaj a jeex ñu gis ne réew yu bëri daanu na ñu ne léegi nañ fexe ñu organiser waat li nga xam ne mooy économie réew yi. léegi ñu woote fële fi nga xam ne mooy États-Unis Bretton Woods 44 nations ñoo fa daje. j'ai été surpris bi may xool ci réew yu fa nekkoon maa ngi fa gis xaw ma Éthiopie Libéria. South Africa ak gis naa fa ay réew kii daal. réew yi Afrique. waaw ma ne lii jar naa gëstu daal xam naa ne. mais du ne réew yi nga xam ne dañu amoon souveraineté ñoo fa ne parce que France période boobu dañ ko occupé woon Allemagne moo ko occupé. daanu woon. voilà mais France ñoo ngi fa woon. waaw benn comité national de libération de la France bu mel noonu moo fa dem représenter France mais boobu Allemagne moo doon patron am foofu noonu ci biir réewam ñu ne nañu réorganiser économie yi. ñu ne dañuy jël dollar bi jamono jooju États-Unis moo ëppoon doole réew yëpp ndax moom moo nekkoon le premier fournisseur de l'Europe moo nekkoon le premier prêteur de l'Europe aussi donc te amoon 80% des réserves d'or du monde donc wurus àdduna bi pratiquement période boobu moo ngi woon ci loxo États-Unis donc doole bi ñu yoroon ñu wóolu seen dollar bi ñu ne dañuy jël dollar bi ñu wéer ko ci wurus mooy système bi ma la waxoon booy defar da ngay xool li nga yore ci wurus nga imprimer lu toll noonu ñu ne ba tey noonu nañ ko wéer ci wurus bi léegi nag yeneen monnaie yi état yi participer ci conférence bi yëpp ñu d'accord dañuy wéer seen monnaie ci dollar américain bi jox doole dollar bi résultat loolu moo jur li ñuy woowe les 30 glorieuses dégg nga lu mat 30 années yoo xam ne daanaka koomu àdduna bi dafa commencé di noyyi di ñuy gis résultat yi waaye caay-caay bu américain yi moo tax en 1971 loolu daanu lan moo ko andi état yi ngankoon conférence bi dañuy gis ne américains yi commencé nañu di imprimer plus que li ñu yor ci réserve d'or donc di def leneen ci suuf lu wuteeg ñoom li ñu waxoon réew yu mel ne France xam nga France dafa mës a nekk bañkat bokk nañ ci ñuy sonnal américains yi déjà gis nga balaa sax ñuy wax affaire 1971 boobu 1967 rek De Gaulle waxoon na bi ñuy dévaluer la livre sterling ne woon na système bi li koy delloo mu doon lu stable mooy ñu dellu ci li nga xam ne mooy wurus ñu respecter di émettre en fonction de wurus yi nga xam ne moom lañ yor De Gaulle loolu la waxoon donc bu ñu ñëwee 1971 américains yi commencé def loolu te 1944 li ñu àndoon ak réew yi wax ko du woon loolu mu andi coow mais France yàquñ ko fenn lu ñu doon def mooy dollars yi ñu doon yor moo wax la ne këyit gi ñu doon yor dañ doon ñëw di jox américains yi di ko wëlbati di jël wurus teg leen pression boo xam ne kenn xamul nu mënta demee yeneen réew yi topp leen tamit di ñëw di andi dollar di jël wurus parce que ñoom ñoo ko signé boo andee dollar jël wurus boo andee wurus jël dollar ñoo defoon convertibilité boobu entre wurus bi ak dollar bi ñoom ñu ñëw nag di France di leen teg pression ñoo leen gën a sonal daal ci taarix boo xoolee li ñu nettali France sonal na trop américain période boobu ñoom nag moo tax 1971 nag ñu ne dootuñ ko def ñu ne génn nañ ci dootuñ def loolu waaye nga seetlu dafa am loo xam ne duñ ko ci tudd normalement su fekkee yow da nga ànd ak ay réew nga toog jëmi jamono nga génn ci li nga décidé woon ak ñoom te ñoom ñuy disons 43 nations boo ci génnee normalement mën nga daanu waaye daanu wuñu boo xoolee taarix da nga gis pétrodollar ci la judd Arabie Saoudite moo doon lii leen sauver période boobu ci la pétrodollar bi juddu bu dul woon loolu dollar bi kenn waxatu ko pétrodollar bi moom moo tax su dul woon kenn waxatul affaire dollar bi ñu génnee ci accord yi. léegi kon weccet bi daal. dafay dollar bi pétrole lañ koy weccee. waaw dafay kii donc nga seetlu finance bi ñuy centraliser mooy ñuy émettre xaalis ci àdduna bi jamono ji ñu toll nii. te ñu jaaxle loolu ndax commencé nañ perdre monopole boobu noonu lii nga xam ne moo ànd ak seen jëf yi nii du lenn mooy crise financière rek crise financière dafa bëri ba nga xam ne xam nga wax naa la ne waa ji bi mu créé bi 1657 ñeenti at la teg moom crise financière caay-caay la moo ko lal mais am na ay boroom xam-xam yu def gëstu ñu xool jëlee ko 1970 ba 2003
gis nañ ne li am ci crise bancaire mat na 117 te ay crise la yu sérieux yoo xam ne li ñu woowee crise systémique ñi nga xam ne tax na ba dañuy obligé di recapitaliser banque yooyu noonu mooy lan dañuy obligé li ñuy woowee taw xaalis taw États-Unis xam nañ ko seen citoyens yi bugguñu ko parce que mooy yàq seen xaalis bi investisseur américain bi liggéeykat la liggéey la xam business la xam donc bu liggéeyee ba pare xaalis bi am na valeur nga jékki-jékki ñu fooye ko ci banque yi ak ay système yoo xam ne génneloon naa la benn jargon seen kii bi la je sais pas si je suis venu avec ce papier là système bi li ko yàq soo demee rek ñoo ngi lay wax effet de levier ñoo ngi lay wax nan laa koy woote ay inflation yaa ngi dégg ñu lay wax nan laa koy woote dafa am yu bëri yu xew taux de croissance ak yooyu waaw mais li nga xam ne boo ko déggee xam par exemple boo gisee ma lay wax effet de levier mooy système boo xam ne tey boo andee benn ñu ne léegi dinañ la bindal yow fukk nga yor moo tax ñi lay jox conseil ne la tey boo naroon jënd tey wurus bul dem jënd wurus yi nekk ci institution financière demal ci marché réel bi jënd wurus nga xam ne lii wurus la mais pas wurus bu ñu lay wax ci këyit en ligne ne la am nga temps de kii boo fa demee pour jël doo ko fekk donc ñoom système bi loolu lañ xam ay effet de levier ak ay des trucs comme ça mooy andi crise yi dañuy pomper affaire bi rek bulle bi day jékki-jékki rek éclater. yore dërëm ne junni nga yore. ñu ne junni nga yore. boo demee dans le forex trading aussi c'est ce qui se passe les brokers là tey boo fa dugalee $100 am nga possibilité def trading à hauteur de par exemple $1000. boo dugalee $1000 am nga possibilité def trading à hauteur de $10,000. donc imaginez un système boo xam ne nga dem ci yeneen marché yi ñëpp noonu la ñuy fonctionner donc bu amee souvent nit ñi sentir ne am na guerre bu nar am wala yu demee noonu. banque yi tey bu ñëpp demoon ne dañuy jël par exemple seen xaalis. boo fa demee duñ ko jot dañuy daanu. waaw dëgg la moom. li ñu xam mooy kii dafay ñëw. andi xaalisam ñu téye ko wala ñu lebal kii mu fay intérêt sànga même xaalis bu ñëwee keneen kii ñëw moom lañ koy lebalaat teg ci intérêt. gis nga bulle boobu ñu créé. ñoom loolu mooy seen liggéey moo tax crise du fi jeex. loolu la ñuy liggéey ñoom. waaw ñëwoo ba tey ci bitcoin te ci nu mu tudd cryptomonnaie. maa ngi ñëw jege naa ko sax. gis nga 2008 mooy crise bi nag ma xam ne mooy c'est le tournant décisif. gannaaw loolu financière bu metti sax. voilà mooy la crise des subprimes là. les crédits immobiliers là. doon lebal nit ñi ñuy tabax te teguñu ko ci yoon. moom tamit mu créé benn bulle boo xam ne bu mu këppoo gis nañ coow li. gannaaw loolu nag la li juddu li nga xam ne mooy crypto-monnaie mais toujours balaa mu fay egg lii aussi c'est important dañuy faral di wax ne crypto-monnaie dafay favoriser les activités illicites recherche yu bëri li mu confirmer loolu li mu wax mooy ne loolu du dëgg demeewul noonu c'est moins de 1% li nga xam ne crypto-monnaie associé nañ ko ci ay fonds illicites li ñuy seetlu kañ mooy par exemple rapport bi ñuy woowee FinCEN les FinCEN files rapport boobu li mu wax mooy nu mu tuddati les banques sont complices à hauteur de 2100 milliards de dollars dans les transactions suspectes réalisées pendant près de 20 ans donc de 1999 à 2017 affaire blanchiment ay fraude fiscale ay trafic de drogue trafic d'armes ak ay trafic d'œuvres d'art des trucs comme ça banques yi gis nañu seen loxo ngi ci plus de à hauteur de 2100 milliards de dollars waaw boo ñëwee ci crypto-monnaie ça fait même pas 1% li recherche yi wax et banques yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci luubal googu noonu ak yombal luubal googu mooy Deutsche Bank à hauteur de 1300 milliards USD ak JP Morgan 514 milliards de dollars boo demee def recherche rapport bi FinCEN Files di nga gis information yi ma rapport bu sérieux la parce que c'est une étude qui a été publiée par le consortium international des journalistes d'investigation avec le site d'information américain BuzzFeed News ak plus de 108 médias internationaux donc étude bu sérieuse la donc du affaire crypto-monnaie affaire système bii fi traditionnel bii fi nekk la nga xam ne ay patron yoo xam ne bëriwuñu sax la ñoom ñoo nekk di alimenter lii donc léegi ñu dem ci li nga xam ne mooy bitcoin après loolu la crypto-monnaie tàmbale ak li ñuy woowee le bitcoin. nan mooy crypto-monnaie.
bitcoin benn rek ci crypto-monnaie yi la. benn rek léegi lan mooy crypto-monnaie. keroog dama la wax ñaata crypto-monnaie ñoo fi nekk nga ne ma loolu yéeme na dafa bëri trop. te yokk na dinaa ko dolli dinaa la wax li ci dollee ko. donc crypto-monnaie tey ku tàmb di utiliser mobile money boo ko utiliser. maanaam daal di wecceekook di fay ak di jot xaalis ci xarala yu yees yi sans bañ a tudd kenn. waaw sans bañ a tudd kenn. gis nga tey boo ñëwee ci loolu nga mën ko jëfandikoo rek mën nga utiliser crypto-monnaie. parce que li mu laaj. mooy nga am smartphone. ñaar nga am accès à internet. ñaar yooyu boo ko dajalee internet bi aussi ci smartphone bi. donc internet mobile. boo ko amee mais c'est terminé mën nga utiliser crypto-monnaie. waaw ci naka. fooy tàmbalee dafa am ay wallet yooyu installé. waaye xaaral mooy ay pochette. ay pochette numérique la. waaw da ngay dem en ligne installé ko. pochette bi foofu ngay loger sa crypto-monnaie. tuddoo fi ba tey xaalis. waaw léegi crypto-monnaie boobu noonu. dafa wuutee da boo gisee ma jaarale la ko ci Orange Money dama lay bëgg expliquer système bi rek. xarala yu bees yi ñoo ko yombal bu fekkee boo ñëwee ci Orange Money ay notification la ñuy yónnee nit ñi. tuddal rek te bu fi def. waaw dama kaa man mobile money bu mu mënta doon. mais même mobile money bu mu mën ci doon. di nga dem benn point déposer fa xaalis. waaw fii tamit loolu la mais en ligne nga koy def. ci naka. en ligne fooy jaaralee koppar gi man looloo ub sama bopp. xam nga yaa fi bañ a tudd publicité bu ma fi tàmbali loolu damay tudd entreprise yu bëri léegi soo demee si internet bi. dafa am ay site ay plateformes yoo xam ne c'est des fournisseurs de pochettes numériques boo demee nga installer application bi ci sa téléphone. boo ko installer mun nga commencer di jël bokkuñu li ñuy jël par exemple mun nga installer boo xam ne dañ lay wax ne monnaie sangam lay jël ak sangam mais du mën a jël bii ak bii ak bii. yow nga xool yow par exemple transaction yi ngay def bu fekkee da nga am un opérateur chinois bu lay faral di jaay ay produits moom day jël bitcoin. ñu ne la tey par exemple bon nañ ko tudd parce que loolu dafay njëriñ nit ñi installer li nga xam ne mooy Coinbase wallet demal Coinbase nga installer sa wallet am na francophone Coinbase boo installer wallet boobu déjà nit mën na di la yónnee ay crypto-monnaie foofu. mais naka man li ma bëgg a xam man koppar laa xam. non xam nga mu nekk xànjar wala mu nekk kayit. waaw manoo yore sa ordinateur wala téléphone. waaw ne yaa ngi ciy fay te gisuñu valeur bi nii. lan mooy valeur bi xam nga sa part xam nga fu muy tàmbalee. mooy nga yor tey sa benn 10 000 francs. waaw. nga ne ma 10 000 francs yi dama bëgg a jënd bitcoin. kay foofu laa bëggoon nga commencer. waaw parce que xaalis moom ala kuli aali foog mu génn. kay baay waaw te xaalis traditionnel bi moo téye bële na le. kon kay ba tey xaalis traditionnel moom mënu fee bañ jug moom. façon fi ba tey di daw de te teewul oto yi kii. waaw mais mënu fee jug. léegi. boo fas mën na yegg xëy na fu oto yegg. non tey jii man. moo ko nàmpal yore sama koppar. di fay man moo ma gënal jël sama xaalis dugal ko ci lu ma xamul. xamoo ko moo tax. xam nga loo réeree rek nga ragal ko. ce qui veut dire que ne da ngeen cee waxul. ba ñun ñi xam lan la. làquñ ci dara di. làqu ko doy na waar. léegi soo yoree xaalis tey nga ne ma tey 10 000 yi dama bëgg a jënd bitcoin. ñiy jaay ci marché bi sénégalais jeunes yu bëri ci léegi dañ lay wax valeur u $10 valeur u $1 bitcoin maa la koy jaayee 700 francs CFA. wala 550 wala 600. noonu la koy wax valeur u $1 bitcoin maa ngi la koy jaayee 500. 600 700 mën na dem ak prix bitcoin bi di jóg nii. mën na dem bañ ne valeur $1 bitcoin maa ngi la koy jaayee 50 000 francs parce que bitcoin xam nga lu muy jar tey $47 000 keroog émission bi ñu koy def fii matu woon sa $20 000 xam nga waxoon naa la ko. léegi kon tey bu ma amee benn bitcoin su ma soxlaa dollar wala franc CFA ñaata laa ci ak fan laa koy weccee ko. yomb na xam nga nee naa la. soo yoree da ngay tàmbali nga yor xaalis CFA ne jaay ma bitcoin. fan nga koy jëndee ku nekk man sax mën naa la booleeg ñu lay transférer. bitcoin fii ci Sénégal xale yi fii toog ci studio bi balaa may génn. léegi am na koo xam ne bu ma la newoon yónnee ko Orange Money léegi mu egg téléphone am léegi fi nga toog mu yónnee la kii bi man maa lay installer wallet bi balaa ñuy génn. bitcoin fii Coinbase wallet laa lay installer. y a plus de 10 000 wallets. bu ko defee sa bitcoin dugg ci mais bitcoin benn xaalis la ci crypto-monnaie yi keroog dama la waxoon ñaata crypto-monnaie ñoo fi nekk nga ne ma loolu bëri na di dolleeku na y a 11 413 crypto-monnaie. waaw léegi lu baree noonu. xam nga fii ci koppar lan lañ fi xam. waaw. CFA
dollar ak xëy na ay livres Waa, sterling japonais ak ak yooyu waaw. am na réew yoo xam ku ci ne am na sa weccitu bopp Waaw. waaye toll wuñu ci lim googu nga wax ci toll wuñ ci loolu ëpp na toll wuñ ci ëpp ah ça dépend ci li nga woy ëpp xam nga bu fekkee yow da nga yor xaalis nekk ci réew autorité bi nga xam ne moo koy émettre bu ko neexee mu dévaluer ko mburu bi nga doon jëndee 100 francs nga xëy rek ñu ne 1000 francs ngay jëndee kilo mburu te yow da nga dem di baykat ñaq ba sa xaalis am valeur ñu imprimer xaalis daaneel valeuru xaalis bi loolu nga fan dina la neex déedéet système bii nag loolu lay xeex c'est la masse la population ñoo nekk di mener cette lutte là ku nekk fa nga toll ngay xeex li nga mën léegi tey bu ma yoroon 100 000 waaw ban banque est-ce que bitcoin te am na banque est-ce que crypto-monnaie est-ce que da ngeen am banque boo xam ne tey su ma demee déposer ko fa bu ñu wecci ma ko xam nga man loolu laa bëgg a xam xam nga tudd naa ne fii les plateformes d'échange banques yi ñoo ngi ci réseau bi aussi parce que tey su fekkee da nga bëgg par exemple ma tudd la benn plateforme d'échange bu tudd Binance am na ñuy wax Binance noo ko tuddee ñoom nga tijji fa sa compte man samay activités yi ma bëgg a def yëpp ci plateforme boobu damay jël sama banque ma ne ko ma jox leen kii pour ñu transférer xaalis bu dem Binance aussi parfois danañ jëlee xaalis boo xam ne dañ ma ko yónnee mu daw sama compte bancaire taxul ba tey ñi léegi ñu banque comprendre yi lan mooy finance nu mu tuddati crypto-monnaie de waaw man de leeragul sama bopp yow lan nga ci bëgg xam wax naa la soo bëggee jënd nooy jëndee ñooy jëndee fa ngay jaar yëpp fan ngay jaar wax naa la ndax am nga banque tey boo xam ne nii boo yoree say bitcoin ndax bitcoin te déjà boo ko yoree noo koy wëlatuwaatee xaalis ndax xànjar la tey jii su ma amee bitcoin waaw ndax xànjar la wala dafay nekk rek somme bi day nekk rek ci sama wallet comme ni nga ko waxee mooy pochette électronique du yem ci loolu bu la neexee wëlbati ko def ko est-ce CFA que di nga ko yoree comme ni nga yoree 100 francs waaw mooy nekk sa téléphone bii su la neexee nga wëlbati ko am na ay plateforme en ligne yoo xam ne tey soo fa demee nga yor bitcoin man en ligne laay bañ a dégg foofu bit système bi man li ma la bëgg nga ne ma tey boo demee bërëb sàngam tey jii xam nga foofu laa dinañ la fa jox dinañ la fa comme tey jii bu ma demee banque da ngay bàyyi ma pare yeggalil nee naa la en ligne am na ay plateforme yoo xam ne actuellement soo yoree bitcoin xam nga yow jël nga bitcoin yor nga ko wala def nga ay transaction en ligne def nga trading en ligne ba am bitcoin bu bëri wala yeneen crypto moo xam Cardano moo xam Ripple moo xam yi fi am rek yi fi am yëpp tey jii am nga ko ci sa wallet yow da nga ko bëgg a wëlbati CFA moo la yitteel parce que CFA bi ngay mën dem def say achat n'est-ce pas dafa am en ligne plateforme yoo xam ne da nga fay dem enregistré wu dugal say données état yi ci boppam ñoo leen di imposer li ñuy wooye KYC nooy yow kasam mooy xamal kii nga xam ne ngay jëflanteel kii tijji compte ci yow fexe leen nga xam ko ndax man état su ma fu ñëwee suba nga wax ma ñi tijji compte fii léegi boo demee ci plateforme yooyu tijji fa sa compte ñoom dañ lay wax bitcoin nga yor tant de bitcoin nga yor da nga ko bëgg wëlbati CFA nga jox leen sa compte Orange Money bii nii ngay wax nii boo leen ko dugalalee foofu ñu ne la tant de % leen ciy dagg nga valider opération ñu yónnee ko sa Orange Money xanaa bu eggee ci sa Orange Money kañ jël ko yomb na léegi waaye daal xam nga ñun li traditionnaliste li ñu xam mooy banque waaw nga yore xaalis wala nga yore chèque boo leen moytul nga dem joxe ko ñu jox la koppar ñun loolu la ñu xam waaye jël ay koppar di ko jaaree ci xare d'autant plus que xarala yu wóorul banque yi fii loolu yàlla nañ fi yàgg ñun ak ñoom te ñu bàyyee ñu suñ cër ñun tamit ñu liggéey ci li ñuy def xarala yi de façon njombe gu ne mi ngi ci waaw ndax wóor na xam sécuriser nañ ko ak yéen bitcoin yi ndax di ngeen fay ay nu mu tuddati taxe ci réew yi réew yëpp a ngi fay taxe ay nu mu tuddati di ngeen fay impôt yooyu xam nga réew yëpp a ngi fay taxe xam nga tey jii dañuy waxtaane loo xam ne du lu ñu du loo xam ne man mi ñëw di wax man maa ko moomalee xam nga tey dañuy wax on ne sait jamais son excellence président peut-être sa yor na bitcoin waxu ko kenn xam duñ ko wax les politiques buñ ko yoree amul tey fooy rawalee xaalis fu gën a wóor bitcoin réserve de valeur xam nga bitcoin ñaata la 21 millions lañ ci créé 2140 lay jeex moo tax àdduna bi borom alal dañ nekk di ci xëpp seen xaalis ndax ñi imprimer xaalis di ko imposer les populations là système bii rek moo ñëw jaaxal leen tey boo bëggee rawale sa xaalis bitcoin nga koy def yeneen crypto yi ñoo ngi fi mais yooyu aussi lu ko wutaleeg bitcoin xamuñu ko créé internet daal moo ko dooleel moo ngi ci réseau bu ñu tuddee blockchain mais blockchain am na yeneen yoo xam ne dana ko njëriñ loolu daal mooy bitcoin xanaa li ma wax léegi leer na lan nga ci bëggati xam léegi. man daal pour ñi ñuy déglu. waxal rek boo loo wax ma tontu la déglu daal. fi ñu toll li may wax nii xale yi ci nekk jamono ji man dama ci yëmu sax dañoo bëri. ñoom xam nañ li may wax leer na nañ si ñoom.
dafa leer nañ fu mu ne nii kañ. yow jógal jógal rek xam nañ leen. ah ndax nit ñi xam nañ leen laxatuñu ndax baykat ba nekk fële ca fongale mi xam na lan. bu leen xeeb de baykat yaa ngi ci crypto seen doom yi nekk Europe crypto leen di yónnee léegi ay bitcoin ak yooyu moom la ñuy rënk ci seen pochette duñ la ko wax sa jaru nga koy siwal di. ah déet jar naa siiwal kat ndax wax mbiri koppar. waaw te jaru nga koy siwal. waaye daal moom. waaw man li ma ci comprendre daal même bu fekkee ne xaralay la. waaw il faut nga yore xaalis traditionnel. ci ngay déparé. ci ngay déparé nga dem kay loolu nag laa bëgg a xam. léegi parce que dañuy jékki-jékki di wax bitcoin il faut ma wax la lu muy njëriñ aussi. waaw lan mooy njëriñ li. xam nga puisque réew yi accepté guñ ko ñoom ñëpp léegi yombeewut noonu El Salvador yàggul ñoom ça cours légal foofu Japon aussi moo ngi fay dox réew yu bëri bu ñu eggee ci taxation bi di nga comprendre ne réew yi xam nañ ko ñu ngi bàyyi seen. li ci des bareetul ndax da ngaa tardé. biir France yi boppam la maison du bitcoin dañuy jaay bitcoin ça pignon sur rue biir Paris la nekk boo yoree bitcoin dugg fa léegi laxatuwuñu mais li ci nekk dañuy jël taxe ñun ñoo jëlul taxe. ñun ñoo nekk di naroo ci côté boobu léegi laa gis parlement CEDEAO beeg ak xawma lan démb yónnee benn information instruction bu BCEAO bu ne xawma lan. permettre nañu les trésors publics ñu émettre xawma ñu accepter ñu émettre ay monnaie cryptographique. mais bi ma ko lire ba ci fin bi gis naa li ñuy wax mooy bu ñu la yónnee fonds yi na nekk loo xam ne valeur bi du gën a tuuti. li nga xam ne moom lañ la transféré. bu dee bitcoin la moom xaalis buy lox la donc bi ma la koy yónnee léegi balaa muy dugg sa pochette bu fekkoon valeur bi benn bi 1000 la mën na daanu ba ci suuf donc mais heureusement am na ay monnaie yu stable tey crypto yi ñuy woowee stable coin c'est des crypto monnaie yu stable moo tax am na ko mu koy wax keroog ma ne ko jamono ji ñu toll ni kenn mënatul dévaluer xaalis suñu CFA bi yaakaar nañ ko dévaluer kenn dootu ko def ndax lan ñemewuñ ko sax xamul tax bés buñ ko defee homme d'affaires yaa ngi may déglu te ñoom xam nañ li may wax nii seen alal yëpp danañ ko rocc ci CFA dugal ko ci dollar numérique nëbbu ko foofu parce que tey jii boo demee USDT benn USDT égale $1 te fi ma toog nii maag yow yëpp bu ñu nekkoon jënd USDT te duñu bouger fi ñu toog wëlbati suñu CFA léegi def ko USDT donc xaalis boo xam ne day déprécier wu ñoom ñëpp homme d'affaires yi du ñu bëri coow parce que les régulateurs il faut ñu neexoo ak ñoom il faut ñu neexoo ak les états parce que seen business foog mu dox mais xam nañ li ñuy def te ils font très attention en tout cas États-Unis ak réew yu mag yi les hommes d'affaires boo demee dama lay jox compagnie yi gën a mag actuellement yi nekk di def ay milliards de dollars laa la ko moom millions de ci crypto monnaie mooy MicroStrategy boo ko mën nga ko noter ku bëgg a def recherche dina ko gis ay milliards de dollars dañ ci def boo demee Square ñoom tamit ay milliards de dollars Square ki ko cofondé moom Twitter moom aussi ay milliards de dollars mooy Jack Dorsey boo demee MicroStrategy le gars il s'appelle Michael Saylor waxtu wi jot waaw ma gaawal ko donc boo demee am na ban structure encore Tesla MicroStrategy Square Tesla mooy Elon Musk moo ko confondé ñoom ñooy defar les voitures électriques là c'est l'un des hommes les plus riches au monde. ñu tëj fi ñu toll nii mu mel ni waxtu bi daf ñoo dab. monsieur Ba li may fàttali ne yow yaay administrateur bu Cryptonic ñi doon waxtaane nag ci crypto monnaie mooy koppar goo xam ne daal ci xarala yi lañ koy jaarale. di la jaajëfal ci sa wuyu bi nga xam ne wuyu nga. man lu la neex laa la doon wax pour ak ñi may déglu. waxtu bi jeex de. À suivre tous les jeudis de 15 à 16 heures, valeur ajoutée. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeur ajoutée. Concepts et rouages de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation, l'économie à son espace radiophonique. Valeur ajoutée. Tous les jeudis de 15 à 16 heures, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeur ajoutée. alxames bu ne ñett jëm ñeenti waxtu émission ñeel koom-koom valeur ajoutée maanaam yokk njariñ ngir ngeen mën a xam bu baax ak faram fàcce xew-xewu jamono ñeel koom Khadifal Koulibaly jox na leen dox daje alxames bu ne ñett ba ñeenti waxtu
ci yokk njariñ valeur ajoutée nu koom di doxee nu ñu koy natte alal njaay ak jënd diggante réew yi koom-koom ak mbooleem ñu mu soxal am nañu seen émission valeur ajoutée yokk njariñ alxames 3 ba 4 waxtu ak Khady Fall Coulibaly KFC ci RSI 92.5